nuyu na leen ci seen plateau spécial de Covid 19 fii ci Sunugal 24.net comme ni ñu koy defee saa su nekk tey nag yemoo ak mardi 28 avril 2020 ñu fas yéene ñëw ci résultat yi tukkee foofu ca ministère de la santé et de l'action sociale jëm ci wàllu coronavirus du ma ci wet Moustapha Mbaye laa ci àndal comme ni ñu koy defee saa su nekk Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay Mahfous di am mbégte teewaat si plateau bi. ñu nar a waxtaanee encore évolution jàngoro ji di coronavirus fii ci Sénégal. naka koor gi ba. waaw ñi ngi sant yàlla xam nga koor moom koor moom dafay ñëw ànd ak xéwal xëdd nañu bu baax alhamdulilah. alhamdulilah kon ñu daal di dem ci résultats yi nga xam ne si ni tey jii moom la ñu am ci mardi bi 28 avril 2020 sur 873 tests yi ñu réalisé foofu ci institut Pasteur 87 yi ñoom ñoo ñëw nekk ay cas positifs mu nekk nag benn taux boo xam ne si ni mi ngi toll ci 10,4% ci li nga xamante ni moom mooy taux de positivité 86 cas contacts suivis la ñu am nañu benn cas communautaire tey jii moom la ñu am ñu ngi ko amee foofu ca ñaari tali tey jii nag fukki patient ak ñaar wér nañu donc dellu nañu seen njaboot ñaari cas yoo xam ne si nii souligné na leen ñuy nekk ci état bu xaw a critique ñu ngi leen di jël foofu en charge ci hôpitalu Fann ak fi nga xamante ni moom mooy hôpital principal donc jamono ji may wax ak yéen 823 la ñu am ci ay cas yoo xam ne si ni positif la depuis des coronavirus dugg fii ci Sénégal mu nekk 296 yoo xam ne si ni wér nañ ci ba dellu seen njaboot juróom-ñeent lañ ci am ñu ñàkk seen bakkan benn nit boo xam ne si ni delloo nañ ko ci réewam donc mu nekk 517 patients yoo xam ne si ni jamono ji ñoo amee jàngoro ji bi te nekk ci hôpitaux yi ñu leen di amal li nga xamante ni moom mooy ay traitement Moustapha loolu lañ fi am ci ay résultats tey yu jóge foofu ci ministère de la santé et de l'action sociale ban jàngat nga ciy def ginnaaw bi ñu xamee ni tey benn cas communautaire la ñu am waaye cas contact suivi bëri na 86. 86 ak 87 cas mi record boo xam ne tey jii doy na war trop bëri na. am ñaar ñoo xam ne tamit actuellement ñi ngi Sowétas bu ñu koy xoolof jamono ji ñu ngi ci état bu critique ñuy ñaan yàlla mu jëlee leen fa ak bi pa li si gën a yeesaat tamit mooy kenn moo ci am cas communautaire kenn moo ci jëlee moo am wàllante bi te xamuñu ko wàll beneen mbir tamit koo xamante ne benn cas communautaire bu wàll 25 personnes donc te xamuñ ko donc fii tamit dañuy yi ñu xamagul waaw d'ici demee dinañ gis yeneen yoo xamante ne xam naa yeneen test nañ génn ñu firndeel ne rek boo moytu wàll na ñeneen ñoo xamante ne parce que waa ji fi mu jaar moo jot a bëri parce que koo xamante ne def nga Louga def nga dem Sédhiou def Mbour jaar nga diwaan yu bëri yoo xamante ne bon mën nañ jàpp ne chaîne de transmission bi gën naa gudd loolu te buñ demee ba si kanam nañ ci xam dara surtout mu nekk nit koo xam ne c'était un homme religieux nee nañ waaraatekat la ñu invité ko ci rajo ba donc muy nit koo xamante ne xam nga lii tamit dafay poser benn question boo xamante ne mooy respect des mesures barrières parce que amaana bu fekkoonte ne nit ñi doon nañ sol masque amaana bu fekkoon ne nit ñi ngi doon raxasu nam ca waree ëllëg heure bi mën na wàññeeku bu baax a baax mais dafa am ñoo xam ne ba léegi rek dañoo jàppee jàngoro ji ay caaxaan buñ la solowee masque nga foog ne masque yi amul njëriñ wala buñ la ne raxasal say loxo foo toll wala utiliser gel hydroalcoolique bi yow doo ko farataal parce que da ngay jàpp ne loo xamante ne rek lu amul fulla la dara ba tax na ñuy wëlbatiku di ñaaxaat nit ñi rek xam ne tey jii gis nga cas communautaire lu mu jur lépp te d'ici suba tamit xam naa dina am yeneen yoo xam ne judduwaat nañ ci ñaari tali am nañ benn tey boo metu cas contact yi dinañ ci toppaat tamit ñu ne ñëwaat mi mbir moo xamante ne tant que maîtriser wuñu phénomène des cas communautaires rek jàngoro yi di fi wéy di fi des 517 patients la ñu am yu nekk sous traitement yu nekk ci hôpitaux yi ñu leen di amal ay traitement loolu bëri na de. 517 la ñu am 517 patients bëri na est-ce que loolu tamit du indi ak li nga xamante ni moom mooy ak maanaam nan la ko mën a expliquer loo xam ne si ni dina dafay jéggi day romb mën-mënu médecin yi voilà ba nga xam ne si ni du ñu mën a jël en charge ñëpp xam nga loolu moo tax ñuy wax ne population dañoo war a dimbali seen bopp dimbali médecin yi dimbali suñu bopp dimbali médecin yi parce que dina am fu mu toll gis nga am na réew yoo xam ne ko fa lañ toll fi ñu toll ni jamono yi procédure par sélection la ñuy def buñ hôpitaux bi médecins yi wala infirmiers ñu dañuy procéder par sélection tellement que patients dañuy bëri ñu xool kan la ñuy traité ak kañ lañ dul traité kan la ñuy branché kañ la ñuy débranché yooyu yëpp fi ñu toll nii parce que malade dañoo dem ba ëppi loxo donc buñ présenté woo dañuy def sélection mais fii yàlla mi ngi ñuy dimbali ba yeggaguñu foofu kon dañuy gën di ñaax nit ñi ñu koy def parce que boo demee diwaan bu nekk Tambacounda ñoom 44 lii la ñu am dépassé nañ ko bu yàgg bëri na diwaan yoo xam ne Touba ñi ngi xool chaque fois ñi ngi xool ni ñuy réajuster affaires yi parce que seen centre de traitement bi ñu leen defaloon capacité bi mu amoon romb na ko bu yàgg donc ce qui veut dire que
à chaque fois hôpital yi ñu ngi déborder actuellement parce que 500 patients du caaxaan surtout ko xam ko am tuuti gis-gis ci ni nga xamante ne noonu la ñuy traité patients yi dund ak coronavirus bi ci àddina bi yëpp di nga xam ne kon loolu du lu yomb te suñu personnel médical jamono ji ñi ngi jànkonte ak ay jafe-jafe yu nekk yoo xamante ne amaana bu ñu leen taxawul dimbali leen rek mbir mi suñu demee ba 800 900 1000 dafay gën a métti si ñoom te dafay gën a doy waar. ñu ñëw ci les cas patients yi nga xam si tey wér nañ tey jii ñu toll ci 12 yokku nañ ginnaaw bi ñu amee démb benn ginnaaw bërki démb tamit li ñu amoon daanaka taxu ko woon bëri. tey 12 donc mën nañu jàpp ne xel mën na ci dal ci côté boobu. waaw tey 12 c'est déjà quelque chose moo gën benn nee naa ñiy wér moo gën wér bi moom yaakaar naa dafay dalal xel. et puis dina gën a dimbali nit ñi. ñu am espoir bu baax a baax. ñi nga xam ne ñu ngi foofu tëdd sax surtout bu ñuy dégg ne nangam wér na chaque jour dinañ njort ne ñoom dinañ bokk si ñooñu nga xam ne ñooy génn ba tax na rek dañuy ñaan yàlla ñiy wér di gën di yokk te taux boobu tamit mi ngi leen di gën a dimbali tamit su fekkee nit ki dañ koo teel a détecté. su fekkee nit ki dafa teel a yëg ne am na symptôme mu teel dem hôpital. yàlla mën na koo dimbali bokk si ñuy teel a wér. donc mais boo bàyyee ba jàngoro ji dem ba sori sa yaram ba nga xamante ne. am na benn position bu mu jël virus bi multiplier sa yaram ba dominer ko su boobaa boo demee hôpital aussi di nga fa def ab diir boo xamante ne faj bi doo ko yombal ñi ko doon def ba tax na tamit tey jii ñëpp gis nañ docteur Xemes mi wax ne képp ñi nga xam ne dañuy am yenn jàngoro yi nga xam ne ay jàngoro chronique la comme su mel ni ay genre insuffisance rénale ñoom ñëpp ñuy moytu parce que ñooñu souvent ñooñu ñëpp bu leen corona bi dalee ay cas yu compliqué lay doon du yomb a faj te directeur u SAMU bi mi ngi ñuy doon xamal ne benn cas boo yóbbu réanimation rek kenn mënu koo fay nee na benn cas boo yóbbu réanimation kenn mënu koo fay biñ ko ne mu jéem a insister tuuti wax ci à peu près prix bi mu ne une heure rek à peu près mën na si dépense lu mat 500 000 loolu ça dépend ci waaw ça dépend ci malade bi li muy soxla ça dépend parce que oxygène bi am na bëri ay matukaay yoo xam ne daf koy soxla ñu koy defal branchement yi donc loolu lépp foofu boo ci amee fukki wala fukkaa benn yaakaar naa suñu koom-koomu réew attanu ko te amuñu doole boobu donc ñooñu nga xam ne dañuy dund ak yenn maladies yi nga xam ne ay maladies chroniques lañ koy tuddee ñu gën a aar seen bopp ñi ñu dëkkal tamit gën leen aar moytu dem beex dikk bi xam ne jàngoro ji du yem ci kenn bu doon ci kenn la yem sax dañ naan ñi ñu dëkkal rek dañ naan ñoom kese mais ñoom ak ñi ñu dëkkal ñëpp nañu aar seen bopp alors ñu daal di ñëw ci li nga xamante ni xam naa tey du ma la retenir lu yàgg ñu ñëw ci nombre de tests yi ñu réalisé tey dafa am lu bees ci communiqué bi muy taux de positivité tey ñu xayma ko ci 10% donc 873 tests 87 ñoom ñoo ñëw positif donc mu nekk taux de positivité 10,4%. yaakaar nga ni lii tamit lu am njëriñ la ci wàllu communication ci wàllu information nemmeeku nañ ko ci gis nañ sax ñu dolli ci ne patient bi nekk kii Sédhiou wàll na 25 personnes donc dañuy gën a ubbi communication bi xam nga di ko yaatal mais je pense que aussi tamit communication loo ci def du doy et puis ab xaala la boo xam ne boo xësee ba jël chaque fois boo yeggee ci benn carrefour da ngay rectifier nga avancé nga demaat li bon kay mooy nga def ay erreur rek avancé fi nga yaakaar ne li ngay communiquer rek loolu la wala loolu rek a baaxul am na sax ñu bëri ñu jàpp ne communication bi des na nit ñi gis nañ ko waaye nit ñi gën a góorgóorlu di gën a communiquer nit ñi te it ñiy sóor ñi nga xamante ne seen jàng demeewul noonu parce que bëri na ñoo xam ne dañuy taxaw nit ñi neen geste barrière rek dem geste barrière wala distanciation sociale donc am na yoo xam ne tamit il faut ñu jëm ko faram-fàcceel askan wi waaw parce que du ñëpp ñoo dem école sama maam bi nekk Fongelemi wala mu nekk Bunkiling wala mu nekk fële Pakaaw ñoo ñëpp booy wax ak ñoom nga ñëw naan leen geste barrière distanciation sociale nañu respecté geste barrière rek daal di dem na distanciation duñ ko xam il faut nga ne ko dandante bi suñu diggante ñi geste barrière nga décortiquer ko nañuy raxas loxo yi nañuy sol masque fexe ba lépp loo xamante ne daf ñuy aar rek dugg ci mbaal moomu su ko defee ñu gën ko comprendre ñu wàccee communication bi di sóor ñi nga xamante ni seen jàng sorwul je pense que c'est très important. loolu am na solo donc il faut ñuy sóor ñi nga xamante ni seen jàng ci wàllu tubaab daanaka demewul noonu ñuy wax ak ñoom ci ay kàllaama nasaraan kàllaama olof wala kàllaama yi nga xamante ni moom moo nekk ci biir réew mi ñu koy wax ay langue nationale. ñu bàyyi la rek nga daal di tàggatoo ñu daal di yëkkati jotaay bi. waaw li may tàggatoo rek mooy encore une fois di ñaax population bi rek bu ñu demee ba du romb baaru 500 patients yi mbir maa ngi bëgg compliqué mi ngi bëgg compliqué donc ñu leen di ñaax rek
ñu ku nekk rek lépp loo mën rek parce que ndimbal na ca fekk loxoy borom. ku nekk lépp loo mën pour def ko pour moytu rek na ko def. ñi nga xamante ne farata génnew leen nañu toog ñi nga xamante ne ñi digle nañ takle masque takk masque na ñëpp a takk masque parce que masque bi dina dimbali ki nga xamante ne porteur asymptomatique la xamu ko amaana bu ngeen waxee yéen ñaar moom mbir mi ci masque bi lay yem. du la wàll donc kon kooku bu fekk bis bi dem ba jàngoro di génn si moom yàlla dimbali ñu ki mu waroon wàllu ko donc kooku benn patient de moins la wala yeneen patient de moins sax. donc bu ñu respecté yooyu rek di raxas loxoy fu ñu toll di moytu dajaloo gi. mburu neex na lool ñëpp bëgg nañ mburu waaye nañuy jël suñu disposition tamit di moytonte ku nekk ñaaw njort parce que jamono ji foofu la toll ndax kenn xamul kenn. aca maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax addal di ñëw ci li nga xamante ni moom mooy rappel yi ñuy def ci résultat jógee foofu ca ministère de la santé et de l'action sociale 873 tests la ñu réalisé tey ji ci mardi ji yemoo ak 28 avril 2020 87 yi ñoom ñoo ñëw nekk ay cas positif mu nekk 86 cas contact suivi yoo xam ne si ni jàpp nañ ci ne benn cas communautaire boo xam ne si ni ñu ngi ko détecté woon foofu ci Sédhiou démb moom daal dinay contaminé lu toll ci ñaar fukk ak juróom ci ay nit benn cas la ñu am bu jóge ci li ñuy wax cas communautaire ñu ngi ko identifié foofu ci ñaari tali fukk nit ak ñaar tey dellu nañ seen njaboot mën nañu jàpp ni wér nañu ñaari cas yu grave la ñu am tey benn bi mi ngi ci hôpital principal ñu koy dem am li nga xamante mooy réanimation ak ki ci des mi ngi ci hôpital bi nga xamante mooy hôpital Fann à ce jour 823 cas positifs la ñu am depuis feebar bi dugg fii ci Sénégal 296 yi ñoom ñoo wér ba ñibbi nañ ci seen njaboot juróom-ñeent yi la ñu am ci ñoo xam ne si ni décédé nañ ñu ñàkk seen bakkan ñu ñaan yàlla mu yemale ko foofu ak kenn koo xam ne si ni yóbbu nañ ko ci réewam bi mu jóge woon 517 patients la ñu am jamono ji ci suñu ay hôpitaux ak centre de traitement yi nga xamante ni samp nañ ko ci réew mi ngir ñu amal leen ay tàggat ci seen wérgu yaram. loolu lañ fi amoon ci ay résultats yoo xam ne si ni tey jugee na foofu ca ministère de la santé et de l'action sociale di leen di jaajëfal bu baax di jaajëfal suñu technicien bi di Biggi benn nit ñetti caméra ñu ngi leen di jaajëfal yoon aussi ci seen fidélité à Sunugal 24 ba suba incha allah yeneen résultat ak beneen plateau.